salaamaaleykum askanu Sénégal man la Boy Gning Coulibaly Group comme ni ñu ko doon defee ci vidéo yi passé dañu ñëwaat tey pour waxaat ci li nga xam ne moo xew ci réew mi mais balaa boobu am na lu fi jotoon a jaar ci suñu ginnaaw ba taxoon sax ñu gëj a feeñ ci yu mel nii mooy dañoo ñàkk ka nga xam ne ku sori ci ñun la ñu bokk liggéey bi mu nekk président directeur général bu Coulibaly Group di Souleymane Diouf ñu gën ko xam ci Souleymane Chaperon Diouf ñi nga xam ne dañ ko doon fréquenté ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko arjana oyofal suuf ci kawam. Souleymane Diouf dem na waaye ay jëfam des nañ fi mënuñ ko fàtte ndax jëf na fi la nga xam ne wax dëgg yàlla ba ci ay sëtaatam dañuy am luñ ko xoolee lu ci mel ni reboisement bi nga xam ne def na ko ci Gandiaye firnde la ci ak liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci Coulibaly Group liggéey ko tamit ci wàllu Climate Action Group mbirum environnement donc pensée pieuse à monsieur Souleymane Diouf ñu defal ko Fatiha ak fukki lixlaas ak benn yàlla yërëm ko àtte ko ci yërmandem te xare ko arjana taxaw njaboot gi mu fi bàyyi buñ ci noppee nag ñu def rek li nga xam ne moom la ñu xamee mooy bu mbir amee ñëpp di ci déglu suñu xalaat te actuellement mbir mi fi mu toll jot na nag ñu wax parce que réew mi actuellement boo xoolee ñëpp a jàq te it ñëpp a sëngéem te lu mel noonu nag su amee daf di yoon ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu nattoo kàddu ñu ñuy déglu ñu mën cee joxe suñu xalaat mbir yi fi jot a weesu nag bari na waaye dinañ ci tënk tuuti li nga xam ne moom la ñuy njëkkee mooy ndaw yi nga xam ne tey ñoom ñooy jël gaal di dem ci réew beneen na dañ fay wuuti te yàlla dogal ñu ci bari àgguñ loolu amoon na ay vidéo yu passé waxoon nañ ci duñu ci musa ànd te it duñ ko cautionné parce que tout simplement ñun li ñu gëm mooy nit ki da ngay gëm sa bopp te gëm sa bopp mën ngaa tàmbalee ci fi nga juddoo wut fa dara am ko fa bu fekkee foofa politique bi nga xam ne mooy gunge jeunesse bi des na fa pexe du ñàkk mën nañ ciy wax di organiser waat ba loolu di sotti waaye nag jël gaal dem tayle sa bakkan xamoo ndax di nga àggam doo àgg loolu moom duñ ci mës a ànd waaye nag dañuy xool tamit lan moo ko war loolu moom danañ ci taxaw jàngat ci li ko waral danañ ko wax ndax am na tuuti jaar-jaar buñ ci am te loolu nag dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal ñu jóg ci parce que nag jeunesse su Sénégal dañ leen a fàtte te bu dara amee ñëpp li ñuy njëkk a xalaat mooy jeunesse bi su politique ñëwee jeunesse bi la ñuy njëkk a xalaat ñoom ñooy nekk ci kanam ñoom ñooy maanaam rey seen bopp ngir fal doomu aadama loolu nag bu ñu leen xësee ba fal dañuy fàtte jeunesse bi soo xoolee am na ay regroupement yu bari yu am ay association des femmes ay association mais li ñu manqué ñun jeunes yi mooy dañoo amagul regroupement ba nga xam ne dañ koy reconnaître au niveau international ba yenn décisions yi bu ñu koy jël ñun jeunes yi dañ ñu ciy boole dañ ñoo laisser en rade te loolu nag wax dëgg yàlla jot na tey ñu wax ci suñu demee ba nit ki nekkatul à l'aise ci réewam tiit jot na parce que nag nit bu xamee ne bu demee mën naa ñàkk bakkanam te terewul muy dem loolu nag taxaw jot na te li ko waral du leen lu dul mais xoolal tey boo duggee ci suñu bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu liggéeyukaay yi bërëb yi nga xam ne ñoo ëpp doole nañ dem ñu fouiller yan genre contrat ñoo fa nekk te li may wax dama ko xam nañu xool entreprise yi nga xam ne ay entreprise yu mag lañ di def ay chiffre d'affaires ay milliards nañu xool entreprise yooyu noonu naka la ñuy jëlee jeunes yi yan contrat la fa jeunes yi am loolu lu doy waar ñu xool yeneen entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum industriel man souvent damay dégg ñu naan réew su baree ay entreprise yi nga xam dañuy yëngu ci wàllum industriel dafay développé mais man damaa tiit mais réew mi am na fi ay entreprise yi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu mais nan la ñuy jëlee jeunes yi mais journalier lañ leen di jëlee am na fi entreprise ba nga xam ne wala ya nga xam ne pour ne pas ma indexer benn bari nañ fi mais ni ñuy jëlee jeunes yi mooy dañ leen di defloo journalier mais am na fa ña nga xam def nañ fa ay 10 ans de journalier nga koy fay benn somme ba nga xam ne kenn suñ la ko waxoon tey ji da ngay waaw matul sax 15000 par vendredi loolu lu doy waar la loolu lu doy waar la mu nekk ci réew mi donc jeunes yi tey mën nañ ne
seen bopp ci réew mi te réew mi li koy doxal mooy jeunesse bi parce que tey li koy firndeel mooy dara mënu fa yëngu te jeune nekkul ci kanam su politique jotee jeunes yi ñoom ñooy nekk ci kanam mais nag c'est le moment ñu génn ci 2020 bi nag am prise de conscience moo tax 2021 bi jot na nag jeune réew mi booloo jot na tamit jeune réew mi ñu conscient parce que li nga xam ne moo fi jot a xew ñu gis ko teg ci suñu bët ak seetaan gi ni mu demee jot na tey nag ñu booloo jot na it ñu wax ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal parce que nit ki neexul nga jël nit jàppale ko ba teg ko fi nga ko teg mu am nu muy dunde ak yow fàtte la parce que jeunes yi dañ leen a fàtte mais nag jeune bu fi bëgg ñu traité la di responsable rek mooy comporté woo nenn ñi parce que yeewu jot na ndaxte bu fekkee dañ ñuy naxe ay chandise di ñu naxe ay 5000 di ñu naxe ay t-shirt ñu ñuy yóbbu ci front ñu teg ñu ci kanam ñu sacrifier suñuy vie ngir nit kooku noonu am fu mu àgg nit kooku noonu bu fa àggee ñun la ñuy jox liggéey yi nga xam ne amul benn sécurité maanaam liggéey yi nga xam ne amul contrat liggéey yi nga xam ne dañ lay soxla jël la fay la journée buñ paree ci yow doyal nañ ci yow sànniwaat la fële jeunes yooyu nag tey jot na ñu def prise de conscience xoolal mbedd bi booy dox ñan ñoo koy bale du ay màgget ay jeunes la te boo demee ci entreprise yi ay màgget ñu nga fa retraité liggéey nañ ba retraité ñu defalaat leen ay contrat baleen fa waaw li mel noonu nan lay mën a nekkee ci réew te ndaw yi am ay compétence te ndaw yi am xam-xam au lieu que màgget yooyu noonu encadré jeunes yooyu noonu jeunes yooyu tamit am seen i wërsëg ñoom ñu retraité ba pare bañ a dem toog fa ñu toog ñu jëlaat leen di leen defal contrat au moment que jeunes yaa ngi toog fi amuñ liggéey mais c'est dommage réew duñ ko doxale noonu réew dañ ciy boole ñëpp parce que réew mi ñëpp a ko moom chance bi nga xam ne nag Sénégal am nañ ko mooy dafa am la nga xam ne moo ñu tënk te li ñu tënk mooy diine li ñu tënk mooy bëgg réew mi du ñu fi nekk di wàcc di sànni xeer def dara danañ am nu ñu waxe ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ba ñu dégguñu xam ne Sénégal ragal nekku fi Sénégal li fi nekk mooy ña nga xam ne ay gor lañ di dunde seen dignité di dunde seen ñaq te it am fu ñu wéeru am lu ñu gëm moo leen tere def yenn yi wala ñu wax yenn yi fii ku yaakaar ne nit ñi dañoo ragal yaa ngi nax sa bopp ndax Sénégal ragal amu fi li ñuy ñaan mooy nañu xoolaat politique bi ñuy defal jeunesse bi parce que réew ndaw ya ca réew ma ñoo ko yor man jàpp naa ne du buñ nee sax la jeunesse est l'avenir de demain damay ree la jeunesse est tout le temps l'avenir du demain actuellement ci lan ngay basé wu ci jeunesse mais Sénégal rek ngay gis ñuy basé wu ci ay nit ña nga xam ne liggéey nañ ba nekk au moment d'incapacité c'est-à-dire ils ne sont plus capables retraite mooy quelqu'un qui n'est plus capable d'exercer son métier loolu mooy demal nga noppalu mais mayal place bi ñi nga xam ne au moins mën nañ ko actuellement ñu ngi seen i faculté am seen puissance physique mais duñ ko def loolu Sénégal rek la am suñu waxee ñu ne boy yi ñoom ñoo dajaloo fii di yuuxu suñu yuuxoo ñun tamit ndaw yi ñu ñëw neexal ñoo benn affaire ñun ñu noppi mais pourquoi ça parce que imaginer tey lu ci mel ni immigration clandestine ni mu méttee ak li ci dee ci ay doomu aadama ñu ngi ci jaale wàlle ñëpp man ça me fait mal ma gis ay nit nga xam ne loo xam ne drame social la ay nit ñëw di ko politiser ak ku mu mën di doon que ça soit opposition que ça soit ay nitu nguur drame social kenn du ko politiser nañ bàyyi yooyu ñuy def bu ñuy politique am na moment de politique mais su liggéey jotee nañu liggéey su naqar jotee tamit nañ ko naqarlu man loolu laa gëm réew dafa am na muy doxee dafa am moment ba nga xam ne politique kese la loolu nangu nañ ko mais am na moment ba nga xam ne liggéey la am moment ba nga xam ne nag bu dee naqar la nañu toog pour ay solution mais nit ñi nekk ci naqar nga ñëw di leen lebal xaalis mais nit ku nekk ci naqar nga ne ko kaay ma lebal la xaalis pour nga arrêter li ngay def mais xaalis boobu noonu bu ko jëlee mais day dem am yeneen ñëw ci def ñu ngi naan ñu ay entreprendre mais nit ki nga xam ne il n'a pas la conscience tranquille il n'a pas la tête sur les épaules nga ne ko kaay nga def entrepreneuriat mais comment peut-on entreprendre dans ces conditions quelqu'un qui est stressé quelqu'un qui est envahi par le stress nga ne ko yow kaay nga dem nga def entrepreneuriat mais kooku naka la mën a defee entrepreneuriat nga ñëw di ko accompagner ak ay financement mais financement dafa am noo koy accompagner nit il faut d'abord accompagner la personne psychologiquement defal ko une formation et une bonne formation mais c'est ce qu'on attend de ces gens-là mais drame social am ñu ku ne ñëw di jéem a wanewu wax ak ñi naan
dañu andi financement ñu naan mais c'est pas comme ça du noonu la ñuy politique ci réew boo ci politique da ngay respecter ñëpp réew boo ci politique da ngay yemale ñëpp que ça soit opposition je dis bien que ça soit ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi façon bi ñuy defee teguñ ko fenn nañu bàyyiwaat xel jeunesse bi te xam ne ci réew mi la ñu bokk réew mi kenn moomu ko réewu ñëpp la nañu bàyyi xel bu baax a baax que ne réew mii encore une fois la ma waxoon balaa nag ñu àgg ci yenn yi nañu man damay alerter ndax loolu mooy suma rôle nañu bàyyi xel ndaw yi jaaxle nañ ndaw yi sonn nañ ndaw yi xiif nañ ndaw yi dinañ dund ba dee duñu am liggéey bu fixe ndaw yi dinañ dund ba dee duñu xuloog maçon ndaw yi dinañ dund ba dee duñu am jabar parce que problème mu location bi tax da leen di sonal mënuñoo fay location mënuñoo añ ba suur mënuñoo teral waajur mënuñoo def dara te amuñ fuñ ko waxee parce que organiser wuñ ñun tamit c'est dommage encore une fois je lance un appel adressé wu ma ko kenn dama koy adressé au président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall dañu lay ñaan nga bàyyi ñu xel dañu lay ñaan nga gestu ñu ñun ndaw yi dañu lay ñaan nga jàppale ñu ñun ndaw yi waxuñ nga jaarale ñu ci ay agence wala ay direction ya nga xam ne ci tour rek la ñu exister amul benn jeune bu la mën a wax ne lii mooy njëriñu agence yi nga fi teg wala direction yi nga fi teg pour jeunesse bi amuñ fi njëriñ donc yow la ñuy ñaan ñun jeunes yi ñoo lay ñaan ñu gestuñu ñu xoolaat contrat yi nga xam ne moo nekk ci entreprise yi parce que contrat yi la nga xam ne mënul tax nga leb banque amul contrat yi la nga xam ne amoo benn sécurité à tout moment mën nañ laa fëlëg nga def nañu xoolaat suñu réew mi nañu xoolaat ni ñuy doxale nañu xoolaat bu baax a baax ndaw yi ni ñu leen di traité parce que ndaw yi ñoom ñoo yor réew mi donc ci loolu la ñuy yemandeegum di ñaan nag réew mi yépp ñu booloo doon benn xeex li nga xam ne moo fi nekk muy mbas mi man nag dama ko gëm lool corona bi dama ko gëm parce que la nga xam ne tax na réew yëpp tëj seeni frontière économie yëpp sëngéem donc suñuy toog naan amul ak am na man loolu damay jàpp ne it loolu yëpp irresponsabilité la nañu booloo ñu jële ko fi waaye tamit nañ ko def ci lu sell def ko ci lu leer def ko ci boole ci ñëpp bañ cee am xàjj ak seen képp koo xam ne mbir mi tegu na sa kaw mooy ñi ñuy wax impacté nangu ko te xam ne yàggul ñun ñëpp bu ñu nangoo mu tegu suñu kaw ñu ñàkk suñuy mbir ngir ñu jëlee ko fi dinañ ko fi jëlee ñu am benn relance économique bu ñu def teg lépp nag ci yoon bu ko defee ku ne la nga doon am nga continuer koo am nga mun cee teral sa njaboot Sénégal jëm kanam parce que réew mi moo ñu ñor te ñun cause Sénégal la ñuy xeexuñ cause benn nit wala ñaari nit donc Sénégal moo ñu ñor donc ñu ngi yemale fii suñuy kàddu di delluwaat encore une fois di rendre hommage à monsieur Souleymane Diop di ko wax ne ko combat bi nag dinañ ko continuer parce que loolu mooy suñu wareef ñu ngi ñaanal ñëpp ñu dugg ci at mu bees mii di ñëw muy 2021 ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin li fi jot a weesu nag ci 2020 bi yàlla bu mu fi amati képp koo xam ne am nga ko ci génn àdduna wala sa mbokk génn ci àdduna ñu ngi la koy jaale di ñaan yàlla nag mu dimbale ñu ko 2021 ñëpp jot seeni mbir maanaam xéwal yi yokk saawaan baawaan ubbeeku am fi ba faaw